ci RFM. mbokk yi nu ngi leen di gërëm rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média ñeenti waxtu jot na ba toftal fanweeri simili. li ci gën a fës université Gaston Berger bu Saint-Louis étudiants ya tey ci ngoon la ñuy amal ab conférence gannaaw ñaan yi ñu xëyee ngir rek màggal anniversaire u Fallou Sène seen naataango Fallou Sène at gannaaw ba ñu ko fàtte cérémonie bi ci suba am na ay autorités yu ko fekkee ku mel ni Innocence Ntap Ndiaye njiital au conseil bu dialogue social am na ay kaddu yu mu yëkkati jëmee ci étudiants yi daa ngeen ko dégg ñeneen nit ñu yëkkati ay kaddu di étudiants yi seen wàllu bopp di fàttaliku coono bi ñu dund ba sub 15 mai 2018 bi mbir mi di am. dossier Fallou Sène ci wàllu yoon avocat wu njaboot gi di maître Assane Dioma Ndiaye ne dara ci avancé wul boobaak léegi loola tax mu ne àpp na ko ba saisir cour de justice bu CEDEAO musiba la accident yi ci yoon yi diggante altine ak talaata fukki nit ak ñaar faatu nañu ci ay accident lu jege juróom-benn fukk ama ci ay gaañu accident yi ak li koy waral bu moyen ñàkk sàmmonte code de la route am na ay problème technique yu ci bokk reportage Koumba Sandiane Faye ci jamono yu koor gi nag tàngaay a ngi bëgg a rëy nit ñi ci yenn gox yi ci biir réew mi Tambacounda ci la bokk foofu mbuusu glace diggante juróom-benn fukk jàpp téeméeri dërëm la ñu koy jaayee tàggat yaram des na ci ànd ak Abdou Diouf Junior yoonu tool Mamadou Amar Ndione yéen kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. Amady Ndiaye moo fare ci machine yi mbokk yi nu ngi leen di nuyu rafetlu seen ak rajo Futur Média tey jii àllarba fukki fan ak juróom ci weeru mai ci la Fallou Sène am at gannaaw ba ñu ko faate ca université Gaston Berger bu Saint-Louis nag étudiants yi ay ñaan la ñu xëyee tey jii def procession def dem ba ci stèle bi nga xamante ni dañu ko érigé jagleel ko Fallou Sène loolee nag at gannaaw ba mbir mi amee étudiants yi bu mooy ñaan yooyu ñu xëyee tey jii ci ngoon nag daañu amal ab conférence ngir waxtaanee ci lu jëm cérémonie bi tey ñu jàpp ne étudiants yi yëkkati nañ ci seen kàddu ñu ci ëpp ci ñoom di fàttaliku bésub fukki fan ak juróom ci weeru mai ci atum 2018 coono ba ñu dundoon ba mbir mi di am Mouhamadou Fallou Sène nag nekkoon ci chambre 5G4 bu village D bu nekk ci campus social bu UGB tax ay naataangoom étudiant ñamu bokkaloon néeg ak it ay voisin am ñamu dendaloon néeg ñoom ñëpp di fàttaliku mbir mi ñu àndi ceeg Mohamed Nabi Sila ci campus social bi lee nekk numéro 5 G4 bu village D doon fu Mouhamadou Fallou Sène dëkkoon ay seede jib ak fàttaliku bisu fukki fan ak juróom ci weeru mai ci atum 2018 boobu. pare ne ku joxoon nit cër maanaam yenn détails yu bëri ci université yi nekku ci woon leen la daan def dem football yi ñàkkal yaram su paree mi ngi ci ay études. faatoom 14 le célébré anniversaire le 15 je me rappelle dernière image bi mu mujjee am de sa vie damay génn ci poche bi moom muy génn ñu daje. mu may ma ubbi porte bi génn image boobu de son vivant man laa mujjee am ci moom. tiis ak jaaxle bu metti doon lu ñuy sax gis ba léegi ci gëtu Salif Soumaré taxoon ko lool te ñu dëkkoon. Fallou Sène quelqu'un boo xamante ni la ku joxoon nit cër la man mi père rek la ma daan woowe père. defe naa 2 ans yi ndëkk yëpp yaakaar moo ñun suñu ñeenti bët nii dina daje comme ni ñuy xoolante nii day ñëw la sëgg. juste ku wane ne ku joxoon nit cër la ku amoon lu muy bañ la. seen dëkkaale bi di Baba Gale Diawo di fàttaliku ci aji dawlu ji moom sax muy xamle yenn teraanga yu mu jot a dund ak moom. mënoo am ay anecdote ci moom du doon lu jafe ndax yaatu bi mu yaatu ak nit ku mënoon a bokk la daan dañ daan weccante lu bëri léeg-léeg ma yor mbir mu ne waa sama jëwriñ kii rafet na de ma ne ko waa baax bi yaa ko moom 3 jours avant affaire yi di am mu génne chemise bu rafet armoire ne ma waaw bii man it moom bii pour yow la ba ni ma waxee yow mënuma sol yére boobu noonu waaw bu ma tegee sama bët rek sama xel dafay dem ci moom buy kër ga Dakar keroog ba problème am ñun ñëpp a jaxasoo. Mouhamadou Fallou Sène des ba léegi ci xolu naataangoom yi mu nekkaloon ci UFR lettre naataangoom étudiant yu jóge woon ci Diourbel ak université bile rawatina ñi mu doon faral di bokkandool ay cant ci bërëb bile RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila ñu des ca université université Gaston Berger bu Saint-Louis ba tey ak anniversaire bi ñu doon amal ni ki tey ji ngir fàttaliku Fallou Sène cérémonie bi nag am na ay autorités yu ko fekkee woon ku mel ni Innocence Ntap Ndiaye njiital au conseil bu dialogue social nee na nag am na njort bu rafet ne daal fii la ñuy jaare lijjanti problème université ba faw dakkal foofu lépp luy violence daal dina it rafetlu esprit d'ouverture bi nga xamante ni étudiants yi am nañ ko ouverture ngir ay négociation ñu teewlu Innocence Ntap Ndiaye. am naa yaakaar parce que gis nga yàlla lu mu def rek dañ koy nangu ba pare xam ne ni lii benn signal la boo xam ne xale yi bu ñu toppee li ñu wax administration bi aussi
ñu taxawu leen ci résorber en tout cas problème yi nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel ci biir campus social bi defe naa ne du ñu fiy dégg ci benn coow biir UGB man mii loolu laa ñaan te xale yi xam nañ ne duma leen bàyyi. université toujours damay rappeler dafa am statut spécial dañu am statut autonomie boo xam ne boo koy dox il faut que ñi nga ko jànkoonteel nga expliquer leen sa mission te loolu la ñu def ak recteur def ko ak directeur CROUS def ko ak PATS yi rencontrer SAES def ko rencontrer étudiant jafe woon na nag ñun sentiroon nañ ni am na rupture waaye fi mu nekk nii sant yàlla ba mu bëri parce que li ñu xale yi def tey te ñu def ko ci mat ak responsabilité depuis démb man bàyyiwuma leen mission bi dinaa ko gën a wéyal ba pare def yëpp ci université yëpp pour jàmm kenn du déggati ay xale yi wàcc nañ ci tali bi. kaddu yi Innocence Ntap Ndiaye njiital au conseil du dialogue social dossier Fallou Sène ci wàllu yoon avocat wu njaboot gi di maître Assane Dioma Ndiaye ne dara ci avancé wul boobaak léegi loolaa tax mu ne àpp na ko ba saisir cour de justice bu CEDEAO ñu teewlu ko moom maître Assane Dioma Ndiaye. mel na ni dossier bi daal dañu ubbi tiroir dugal ko ci tëjaat loolu nag moo indi xëy na li ngeen dégg ci famille bi dégg ko ci étudiants yi dossier bi daal bu doon oto bu taxaw mu ngi point mort defuñ ci benn jéego boo xam ne war na mun a dal xel ne sax atte dina am wala leeral dina am ci mbiru yoon. xam nga mbiru militaire la ki ñu ci tuumaal gendarme la ak yooyu il faut que ordre de poursuite bu jógee ci ministre des forces armées est-ce que mën ñoo comprendre ne loolu tamit mën naa yéexal mbir yi parce que ordre de poursuite boobu bu ko procureur jotul du mën a réagir du mën a def dara. ordre de poursuite mënut a weesu weer wala ñaari weer gouvernement bu solidaire ministre de la justice bu saisiré ministre des forces armées ne ko dama soxla ordre de poursuite loolu mënut a weesu ñaari fan ñetti fan weer ñaari weer mais bu demee ba weesu at nag nga xam ne doonatul problème ordre de poursuite. jotul benn at ci ginnaaw quand même après les faits ngeen jéggi justice nationale bi yóbbu yëf yi sur le plan de la CEDEAO par exemple. bi départ bi ñoom ci seen enquête ñi nga xam ne ñooy justice ñoom ñoo joxoñ ba ne tribunal militaire moom war a atte mbir mi ñoom ñoo def seen yëf donc loolu tey munta ñàkk a bañ a leer day mun a doon leere fii wala ñu dem foo xam ne dinañ def injonction Sénégal ne leen atte leen mbiru comme ni ñu ko def ci Assane Diouf rek dem ba CEDEAO bañ ne leen atte leen ci diir nangam ba pare condamné état bi mu fay xaalis ki nga xam ne moom la ñu tooñ te loolu vraiment jàpp nañ ne du sagu Sénégal tey suñu yëre yu tilim ñuy dem di ko fóote bitim réew alors que li ngëneel la war a doon. mu nekkoon maître Assane Dioma Ndiaye avocat wu njabootu Fallou Sène ñu fàttali ne tey ci ngoon nag étudiants yi ca université Gaston bu Saint-Louis daañu amal ab conférence lépp ñeel anniversaire ngir fàttaliku Fallou Sène at gannaaw ba ñu ko fàttee tey jii it fukki fan ak juróom ci weeru mai ci la ñuy fàttaliku maître Babacar Seye ci la ñu ko fàttee woon moom mi nekkoon ancien vice-président bu conseil constitutionnel ñu ngi ko fàttoon fukki fan ak juróom ci weeru mai ci atum 1993 boobaak léegi am na ñaar fukki at ak juróom-benn ñi ñu tuumaaloon ne ñoom ñoo ko faat ñu condamné woon leen ci ay peine yoo xamante ni diggante fukki at ak juróom jàpp ñaar fukki atu kaso waaye nag mujj nañu am amnistie ci atum 2015 gannaaw bi Abdoulaye Wade yegsee ci bopp réew mi ngeen taxit lu nees tuut ñu wéyal ci xibaar yi. ak RFM kumpa jeex na. accident bi am démb ci Sikatrom tax ba juróom-ñetti nit ñàkk seen bakkan amit ñu ci bëri ñu ci jëlee gaañu seetlu gi moo di minicar ba ca boppam carte grise ba mu doon dawee dara ca baaxul maanaam fausse carte grise la doon dawee yokk ci ñaari woto ya mbëkkante yëpp muy camion benn baak minicar ba amul benn bu ci am visite technique loolu nag di ay xibaar yoo xamante ni RFM amee na ko ci accident boobu le am démb El Hadj Ndiogu Diène ci xibaar yi njëkk ñeel accident boobu minicar bi ñu immatriculé KL 2127C dafa doon daw ak faux carte grise te nag ñi yitteewoo mbir moom bi ñu ko saytoo gis nañu ne carte grise bi ci nekkoon du bosam carte grise auto particulier la di benn Mercedes E200 minicar boobu yeboon ay nit mbëkkante ak benn camion benn DK 8004D bu jóge woon Kaolack di dem Nioro ci suñu xibaar ba léegi ñaari woto yi kenn amu ci woon visite technique donte sax poids lourds yi ak transport en commun yi juróom-benn weer yu nekk war nañu def visite technique rapport ci accident bi xam le ne chauffeur camion bi dafa doon nelaw si la nag oto bi daal di saaraani mbëkk minicar bi chauffeur camion bi ci saasi la faatu naka noonu tam chauffeur minicar bi juróom-ñett nit ñoo ñàkk seen bakken ci accident boobu lépp ñaar fukk jële ci gaañu ñenn ñi sax sonn lañ lool gannaaw bañ leen rawalee ci hôpital El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack laata accident boobu am ci yoonu Nioro bi beneen accident amoon na démb ci ngoon diggante benn particulier ak benn bus ay nit ñu bëri jële ci gaañ-gaañ yu metti accident boobu am booru Diouroup nekk ca diwaanu Fatick mbir yi nag yemul foofu ndaxte bërki démb altine ci ngoon benn accident def na ñeenti nit ñi ci faatu
ci booru pont bu Thiaroye accident yu bëri yooyu nag fan yi nekk lu yitteel kilifa yi bu ñu sukkandikoo ci xibaar ministre bu bees bi ñu dénk wàllum transport maître Oumar Youm dina ci yëkkati kàddu sax ajjuma gannaaw bu demee nemmeeku ji garde boo maraîcher nemmeeku boobu nag da ko nar a jeexal ci janoo ak taskatu xibaar yi ngir wax ci mbiru accident yi nga xam te ne mi ngi gën di bëri te doomu aadama yu bëri di ci ñàkk seen bakken. Jalaaji Njogu Jeen diggante altine ak talaata lu toll ci fukki nit ak ñaar ñàkk nañ seen bakkan ci ay accident diggante Dakar jàpp Nioro juróom fukk ak juróom ñeent jëlee ci ay gaañu muy lu métti nag accident yi nag la koy waral ci yoon yi bu moyee ñàkk a sàmmonte code de la route am na ay problème technique yu ci nekk bokk na ci ay pneu yu bon loolaa tax ñu xëy tey def ab reportage jagleel ko njaayum pneu occasion yi nga xamante ni chauffeur si dañ koy faral di jënd di ko monter si seeni woto di ko dawalee loolu nag musiba mun cee tàbbi reportage Koumba Sandiane Faye. bu ñu ndogoo ba noppi lu jëm ci reer bi lu bëri ci njaboot yi taamu togg yu oyof ndax moo gën a yomba rees. baax na daal ci yaram moo tax nit ñi di ko gën di lekk. Fass Fatou doon ab client ñu fekk. du reportage bi Koumba Sandiane Faye war ñoo defal reportage ñeel njaayum panneau occasion yi nga xamante ni chauffeur si dañu koy faral di jënd di ko monter si seeni woto di ko dawale loolu nag musiba mun cee tukkee ndaxte panneau occasion yooyu moom coono gu nekk mën na ci amee ñu ànd ceeg Koumba Sandiane Faye. waxambaane bi yorob otom day dawal ba ci yàgg ne meeku ni pneu yi ci wotom yëpp yemut am na ay jafe-jafe noonu mu ñu gis Xaadim moom dafay jaay pneu foofee ca mbedd di foncé. ab mbedd la bundul jaay lu dul pneu moto ak yeneen xeetu pièce luy teloto ay pneu yu xeet gi wuute mu mën a demit ci bépp oto nit ñi monté yooyu lépp pneu ab yoon la laaj. man Gabriel Mendy la maison de pneu rue Marsa comme pneu bi 2013 dañ ko defar dimension bi 265 76 day dem ci 4x4 yi pneu bu usé ba fii nii dañ lay won dafa am extérieur ak intérieur am na ñoo xam ne xamuñu ko moom dañuy jël rek monté. beneen bërëb bi la yoon di kantinub El Hadj moom dafay jaay pneu waaye it dafay faral di defaral borom oto yi seen pneu yàqu. Petersen pneu yi ay pneu 225 la day monté Tata day monté Ndiaga Ndiaye day monté Tata yi 225 yi li ci ëpp Japon lay jógee quoi boo gisee ñu monté ko ci oto muy paralysé day fekk oto bi lâché laa fi ubbeeku wala lan moo tax mooy war a paralysement bi foog nga monté ci yeneen pneu. ndax pneu yooyee ñuy jëlee bitim réew ànd nak oto yi fi ne li la dip tontoom. day am pneu neige pneu yoo xam ne boo nga monté ci oto bi muy riir muy waral. parce que àndul ak oto bi àndul ak période bi. àndul ak waaw àndul ak day mel ni genre weñ lay am ne ci biir. muy ñaaw lu ñàkk a faratal lenn ci borom oto yi dul ñëw changer seen pneu oto ba mu waree li ci ëpp ci ñoom bu ñu ñëwee daf di pneu bi dafa toj. loolu tubaab moo ko mën a respecté dawal pneu 3 mois du toj sax nga ñëw yéege ko changé ko amul Sénégal parce que ay pneu toj rek ngay changé bu ñu daw loolu pneu bu mu toj du ñu changé. boobee càggante bokk ci li jur ay l'accident ci kaw tali bi doon lu ñii di ñaawlu te di xam ne pneu lu am solo la ci ab oto. Koumba Sandiane Faye jërëjëf wax ci leneen mu di ñàkkum ndox gi ñu nemmeeku ca Koutal foofu ñaar fukk ak juróomi dëkk ñoo ci sonn jamono ji ndax mënatuñu am ndox mu doy loolaa tax sax njiital office des forages ruraux mu di OFOR demoon fa ngir nemmeeku ji leen la mu jàpp ney pexe laata ñuy lijjanti mbir mi moo di ñu jël ñaar fukk ak juróomi dëkk yooyu ñu raccordé leen ci forage bu Kumpal laata nag solution du am wala boog laata ñuy defar forage principal bi nga xamante ni moo nekk ca Koutal mbi ravitaillé ñaar fukk ak juróomi dëkk yooyu Ibrahima Diamé. xëy na kon léegi askanu Koutal ak li ko wër génn ci ñàkkum ndox bi ñu nekkoon mot na semaine directeur bu office des forages ruraux ak équipe am ñoo wàcc ci gox bile ngir andi solution bi kon moo di ne fexe ba raccordé village yooyu la yëf yi laaloon ci forage bu Kumbal Seni Ndaw moom mooy directeur bu OFOR. ñëw fii tey jii dafa nekk loo xam ne lii lu war la en tant que directeur général de l'OFOR bu problème amee quelque part ci wàllu ndox en tant que entité boo xam ne bii moom mooy seet ndox mi ci àll bi c'est tout à fait normal que ñu ñëw fii. am na forage boo xam ne bii mu ngi woon fii ci Kumbal ñu fermé woon ko bu yàgg parce que Kumbal am na beneen forage boo xam ne bii ci dëkku Sinthiou Moutou moo ko doon jox ndox boo xam ne bii moo gën a neex loolu moo taxoon ñu tëjoon forage boobu bi ñu defee les essais mu ngi marché donc à partir de là ak réseau bi nga xam ne bii mu ngi fi woon ci lañ commencé def interconnexion bi première interconnexion bi def nañ ko ba pare depuis le 9 mai am na ay villages yoo xam ne yi mu ngi leen koy jox 9 villages sur les 16 beneen interconnexion bi nga xam ne bii moom moo war a jox yeneen villages yi
ndox ci travaux yi lañ nekk nii pratiquement tey avant que journée bi di jeex tuyaux yi danañ ko poser et incha allah rabbi buñ taale forage bi dëkk yooyu normalement danañ am ndox. loolu kon solution provisoire la solution définitive bi kon moo di defar forage bu Koutal. en tout cas autorités yi yëg nañ ne donc bon forage boobu lâché na parce que ñoom ñoo ñu yebal fii tey je crois que très rapidement danañ trouver des ressources pour mën a renouveler forage bi nu mu gën a gaawee. directeur bu OFOR àndoon ak kii di meeru Ndiafate di Aïssatou Ndiaye Tall visite bi nag ñoo ngi ko def ginnaaw bi nga xamante ni askan wi wàccoon nañ ci mbedd mi pour ñu andil leen ndox. Ibrahima Diame Koutal rajo Futurs Médias. préfet bu Louga xibaar na askan wa ne dana am opération de désencombrement yu muy sumb ci fileeg fan yu néew dogal googu nag askanuk Louga et commerçant ya daal dinañu koy rafetlu waaye ñu ngi sàkku bu ñu leen jëlee si bërëb ya ñu nekk nañ leen fexe wutal fa ñu nekk ngir ñu mën a continuer liggéey reportage Abraham Paul Pouy. ñu nekk ci avenue de la gare Cheikh Ahmadou Bamba ab seetlu benn occupation anarchique ku nekk lal fu la neex ay kiosque trottoir bi sax daanaka dañ koo soppi ab marché bu ndaw ab situation boo xam ne Marème Ndiaye bu ñu dajeel mu koy nakarlu. xoolal avenue bi ni mu yàqoo xoolal devant préfecture jaaykatu xaalis xoolal sama buntu kër xoolal complexe xoolal soble si ci école 1 man amatuma fu ma dox mais fi ñu dalee ma war fi dox fi la nit kiy jaayee donc man lu may def damay obligé nekk ci digg tali bi xëccoog oto yi occupation anarchique day yàq dëkk boo dem fekk ko fa rek xamal ni dëkk ba avancé wul. ma joojo moom mii di chauffeuru taxi di wax autorité yi nañu def suivi wu opération bi ndax Louga am beneen xar kanam bu bees. chaque année dañuy ñëw ànd sapeur gouverneur fu nekk ñu wër fanaan dañuy yëkkati ñu ne ci mbedd mais ñun ba tey gisaguñ dara ci ñoom la dese rek buñ ko bëggee benn jour mën leen fay jëlee ñoom ñëpp. avant sommation yi di ñëw ak ñuy lancer opération bi nag jaaykat yu ñu fekk ci avenue bile ñu ngi ñaan préfet ak mairie bi ñu mun leen amal beneen site. Fatou Kiné Ndiaye koy ñaan tamit njëkk rek bis bi yëkkatee nit ñi tamit mu wutal ñi fi nga xamante ne arrangé nañ ñu pour ñu mën fa toog ndax amuñu lu ñuy suturloo lu dul suñu cantine yi. ami toll préfet xalaatam rafet na loolu rafetul waaye nag wax dëgg yàlla nit moom boo ko yëkkatee rek war nga ko wutal foo xamante ni si moom fa la war a mën a nekk. ñu associé leen ci opération de désencombrement mairie bi kontaan lool ci décision wu préfet bi te fas yéene koo gunge campagne gii ñu jël nag ngir désencombrer Louga mu ngi dugg ci cadre programme bii du Louga zéro déchet ngir mun a toppatoo te aar dëkkuwaay yi mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. doon naa leen ko junj ci bopp xibaar yi ci jamonoy koor gi moom tàngaay a ngi bëgg a rey nit ñi rawatina ci yenn gox yi ci biir réew mi Tambacounda ci la bokk foofu mbuusu glace diggante juróom-benni fukk jàpp téeméeri dërëm la ñu koy jaayee looloo tax kuréel gi nga xamante ni moo tudd économie pour la paix jóg bés bu yàlla sàkk dana defar ay donju glace yu toll ci junni ak juróomi téeméer lépp ngir jàppale askan wi ne nag moins cher la koy jaayee diggante juróomi dërëm jàpp ñaar fukk lépp a ngi aajo rek ci tolluwaayu donju glace bi loolu nag ngir dimbale askanuk Tambacounda ñuy mën di am glace ni ñëpp te duñu fay lu bari Moussa Oumar Gueye. parce que Tamba tàng na tàng goo xam. fekkente ni ci Tambacounda am na lenn loo xam ni ku ci nekk daanaka bëgg nga ko tey jii moom mooy lu jëm ci wàllum glace ndaxte kat gis nañ ni tàngoor wi ak weeru koor wi tax na ku ci ne nga am bëgg-bëgg ngir saa su dog jotee nga war a mën a am glace boo xam ni moom ngay saraxandikoo Souleymane Kamité di liggéey ci économie pour la paix Ecopay Tamba. ndox ñu defar ko ndox mi ngi jóge ci yàlla kon bokk ndox moom war na mën a accessible à tout le monde su ma jëlee kaawu Tambacounda bu ñu defee diagnostic social Tambacounda boo ko tuddee rek ñu ne la tàngaay bu ñu duggee ci weeru koor wala nga war a ñëw pour jàppale population bi war nga yëngu ci loo xamante ni day nekk seen soxla Tambacounda tey yaakaar naa ni mënuñu trouver lu ëpp glace wala ndox mu sedd loo xamante ni population yi war na ko gën a soxla fi ñu toll. ñi nga xam ne ñoom ñooy jënd glace bi ngir di koy jaayaat di soxe ko ci mandat douane juróom fukki kilomètre ak ñett soxe ko fële ci diwaanu Kolda ñeneen ñu jóge ci Payar ci Koupantoum ñeneen ñu jóge ba Jeylaani ci zone bu Bundu nekk ci biir département bu Goudiri. na fi njëriñ bu baax sax parce que Tamba tàng na tàng goo xam ne boo amul 100 francs doo naan glace boo demee garas ko caari njaay la 300 250 fii boo amee juróom fukki dërëm fukk ak juróom ba 100 francs di nga naan kon xéewal la njëriñ la ci dëkk bi. ki nga xam ne nag moom moo jiite mbir yi di Cheikh Ali nekk directeur exécutif bu économie pour la paix daanaka rafetluwul benn yoon ñoo xam ni dañuy jënd si woggu glace ci moom daanaka tegaat ci njëg lu takku ngir di ci lor askan wi Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Oumar Gueye Abdou Diouf moom mbuusu glace 300 wala téeméer seer na de. bëri na lool sax bëri na de nañ ciy def xéewal waaye mën ne jàppale ñëpp ci mbir mi. RFM Sport. aywa Abdou Diouf nu ngi laa nuyu.
maa ngi lay fay Barthélémy. tàggat yaram ñu doore kook mondial U20 ñeel football amical bi dox diggante Sénégal ak Uruguay tey ji ci ngoon. jamono ji sax jongante bi xam naa la cee des du bari dinañ ci dikkaat ci suñu yeneen jootaayu xibaar waaye jàpp leen ni ci 15h la jongante bi waroon door Sénégal nag mu ngi waajal bu baax a baax li nga xam ne moom moo di coupe du monde boobu moo tax sax mu jël ñi nga xam ne ñoo di waa Uruguay ndax booy xool ñoom ak waa Colombie seen anam yi ñuy footballé dafa xaw a niroo te Sénégal ak Colombie ñoom ñoo bokk poule naka noonu Pologne ak Tahiti loolu nag ak Haïti waaw loolu nag dafay tax rek ñu mën a xool naka la ñuy def ba génn ci seen jongante beeg Uruguay wala bokk Colombie bi nga xam ne ñu ngi koy waajal waaye Sénégal moom li mu bëgg mooy fexe dem fu kawe ci boobule jongante Babacar Ndiaye moom la ñu dénk ci fédération bi lépp lu jëm ci wàllu catégorie petite catégorie di tout tànk yi ñu déglu ko ak Soda Thiam. déjà am na nekk fa sax moo balaa nga naan waaw ne fa donc ñu ngi ñëw final dinañ ko jëli ji. Afrique moom il faut ngay répéter boo xoolee cadet ak junior génération yi par 2 ans la mais li ëpp solo mooy di nekk Coupe d'Afrique chaque année. boo ko nekkee 10 15 16 fois di nga ci jël benn comme ni ko Nigéria di defee comme ni ko Guinée di defee wala ñëpp ni ñu koy defee malgré ñuy wax dañuy furuduñu mais ñu ngi fay nekk ñu ne dañ fay nekk rek. waaw xale yi ils sont préparés psychologiquement de parce que boo xoolee bi ñu demee Niger dernier exemple sous 15 jours def nañ 5 matchs loolu mooy un match tous les 3 jours donc ku dëgërul mënoo def loolu peut-être que ils sont arrivés en finale ñu flanché physiquement maintenant fédération bi def na effort. jox leen ñaari docteur jox leen ñaari kiné parce que pour man foofu la différence bi di nekk capacité de récupérer les blessés manqué woon nañu tuuti nag ci Niamey mais bi yoon ñu ngi yokku fédération bi def na ñaari kiné woo aay dina ñëw ak kiné Diagne bi fi ne docteur Ngom dina fi nekk docteur Diop donc loolu la aspect logistique boobu moo ëpp solo parce que joueurs yi loolu lañ soxlawuñu dirigeants yu bëri yu leen wër mais ñi nga xam ne kiné yi ñu ngi fa pour récupérer ku am problème mu yàq docteur yi di am ñu feebar ndaxte du ci ñàkk. mu nga kon du ci ñàkk ñu ñaan rek mu bañ caa am. waaye jàpp leen ne mondial bi mu ngi war a door ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai bi ñu nekk fële ca Pologne lay doon Afrique du Sud Nigéria ak Mali ñoo di yeneen dëkk yoo xam ni niki Sénégal ñoom ñoo bàyyi ko fii ci Afrique war faa teewal kon sunu continent bile ci wàllu football ba léegi ca bitim réew ca Italie tey jii ci àllarba ji la ñuy football 18h45 su jotee. lii jëm ci wàllu final coupe nationale ba Atlanta Lazio lay doon ci wàllu coupe Turquie itam ñaari sénégalais tey daañu football Aline Ndiaye ak Mbaye Diagne ñoom ñoo nga nekk ca Fenerbahçe ñoo nga nekk ca Galatasaray kon war a dajeek ñii di waa Belediyespor 17h45 lay doon kon ci kanam tuuti Barthélémy. waaye ci wàllu basket moom lañ koy daanale ak coupe du maire ci wàllu góor ñi quart de finale yi jamono ji ca Marius Ndiaye jongante bi doxoon diggante ak Guédiawaye basket académie ak Douane war na jeex dinañ ci dikkaat ak suñu reporter ba fa ne 16h30 la door beneen ba Duc di Dakar Université Club digganteem ak AS Ville de Dakar dinañ ci dikkaat kon ak Abdoulaye Diop ëllëg Marius Ndiaye 15h su jotee Uzo ak Saltigué lay doon 16h30 Mermoz Asfa. jeex na Afagatak maxey gidmang Abdou Diouf Junior jërëjëf yoonu tool ñu dalal Mamadou Amar Ndione. dal leen ak jàmm. CLPA di conseil local de pêche artisanale ñu wax ci ca Ndar nag kuréel googu mooy jàppale di encadrer bu baax a baax nappkat yeeg mareyeur yi rawatina ci wàllum xibaar yi jóge ci météo yi donte sax seeni moyen bëriwul waaye ña nga ci liggéey ba ñoom CLPA boobule li ñu bëgg tamit mooy nguur gi jàppale leen gën leen a subventionné ndax seeni activité gën a ñoŋ Mohamed Nabi Silla. kuréel yi ñuy woowee CLPA yi muy dimbale nappkat yi seen yëngu-yëngu ci wàllub organisation ci wàllub aar nappkat yi le ci jox leen xabaar yu wér laata ñuy dem géej Baye Diallo di coordonnateur bu CLPA bu Ndar di ñu xamal CLPA yi ni muy doxee koppar guñ koy doxal ak ban njëriñ la am ci wàllub napp gi lee. quand on parle de la sécurité nag des pêcheurs et de leurs biens kon nga xam ni CLPA bi am na lu nga xamante ni lu bari loo xam ne daf ko ci war a kii am na ay information yoo xamante ni ci état bi la jógee comme ay alerte météo ak yooyu bu ñëwee dañ koy duñ ko sax décrypter dañ koy partager ak mool yi automatiquement. c'est une organisation
solution boo xamante ni bi de façon inclusive dañu collaborer ak état bi. mu yokk ci sax yenn ci jafe-jafe yu aju ci nappkat yi xamul cër wu ñu am ci doxalinu CLPA yi lay. jafe-jafe yi mu am benn bokk na ci recouvrement yi nga xamante ni bii état bi digaloon nañ ko muy 60%. aussi tamit ci wàllu ressources humaines parce que bu ñu nee état bi dafay teg entité rek kenn ku nekk da ngay bëgg dugg ci est-ce que ñi ciy dugg dëgg ñi ci ëpp amuñu niveau bi aussi bu ñu xëy ba dugg ci en général boo leen dee woo réunion sax des fois ak seen ay activités du leen jaral pour que ñu bàyyi ko yooyu nga gis ni jafe-jafe la ba nga xamante ni bi mool yi dañu laaj formé. ñi jiite administration doon ñu fees lool ci wàllub CLPA yi ba tax na syndicat des pêcheurs artisanaux bi Moustapha Dieng jiite xam le ni dañu war a gën a jox gëdd nappkat yi nga xamee ni ñooy daan doole ci géej gi lee. su fekkee nag CLPA li koy dundal li koy doxal moo di xaalis bi nga xam ne moom la maire mool bi jënd permis de pêche mooy dundal CLPA ba pare CLPA boobu nag préfet bëgg ko jiite service de pêche nekk secrétaire général bi trésorier père état bi nekk trésorier bi kon mool bi faire valoir dong la si loolu moo tax ñu yaakaar ni am na lu bare loo xam ne war nañ ko soppiwaat réew mi béykat yi dañ leen mbaa yàlla may leen seen baat responsabiliser leen éleveurs yi dañ leen responsabiliser mool yi lu tax mënuñu leen doylu si loo xam ne ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo si dugal seen alal napp gi pour mu baax il faut que CLPA yi ñu génn si préfet yi mool yi seen bopp jiite CLPA yi. joyanti doon lu nappkat yi yaakaar tey nag ci wàllu permis de pêche yi téeméer boo jël juróom benn fukk ak lu topp doon lu ñuy jagleel CLPA yi mu yokk ci sax subvention goo xam ni nguur gi da koy joxe at wu ne mu toll ci 7 millions ngir fexe ba seen taxawaay ci lépp lu aju ci lu ñuy yëngu doon lu mën a ñoŋ. te Ziguinchor conseil locaux de pêche artisanale yooyu lee ñoom sax ñu ngi jàppale nappkat yi ak mareyeurs yi ñu am ay documents administratifs. Lamine Ba. service régional bu pêche bu Ziguinchor liggéey bi nga xam ne nag war na ko def mu jëm ci wàllu jàppale li nga xam ne nag ba ñu nappkat yi yaatu na ba tax na dafay faral di sukkandiku ci li nga xam ne nag ñoo ngi koy dippee CLPA mooy conseil locaux de pêche artisanale yi nga xam ne nag taxawal nañ ko ci bërëb bi Mamadou Thiam moom moo jiite CLPA bu Yelenkin. dafa di kuréel boo xam ne moo ëmb ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk di yëngatu ci wàllu napp bu ndaw mi alors loolu seen liggéey nekk fi pour jàppale ñi nga xam ne ñooy service pêche waaye tamit direction des pêches ci li nga lépp lu nga xam ne mooy politique am ci wàllu napp mi ci napp mu ndaw bi. jàppale bi nag moo ngi jublu ci wàllu fexe bu ñi nga xam ne nag ñoo di nappkat yi wala mareyeurs yi ñoom ñëpp ñu am li nga xam ne nag moo di ay këyit waaye jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel mën a wàññeeku. ñu ngi jege pêcheurs yi di wax ak ñoom ci lépp li nga xam ne moom la ñu war a li nga xam ne moom moo leen war parce que tamit pêcheurs yi ñu ngi laaj li nga xam ne moom la ñu leen a war a jox waaye également tamit balaa ngay laaj li nga xam ne moom la ñu la war a jox nga def li nga xam ne moo la war te li la war en tant que pêcheur moom mooy nga fexe ba yow pêcheur bi nappkat bi nga nekk ci norme maanaam nga yow mi nga xam ne yaa ngi yore sa gaalu looco nga am sa permis de pêche nekk ci légalité di mun a dem di nappi ak a ñëw ki nga xam ne mooy mareyeur mu fexe ba am carte mareyeur am mu fay ko nekk ci liggéey bi mu def ko en toute légalité waaw loolu moo mun a tax tamit moo mun a joxe professionnalisme ci li nga xam ne moom la ñu nekk di liggéey parce que yooyu buñ ci taxawul rek day nekk ne terrain boo xam ne lu waay neex def te loolu daal bokkul ci organisation. CLPA yi nag donte ñu ngay amal liggéey bu am solo waaye ñu ngi jànkanteel ay jafe-jafe yu tar yu jëm ci wàllu ñàkkum jumtukaay ba ci ay koppar yi nga xam ne nag moom la ñu mën a jàppale nappkat yi. jërëjëf Lamine Ba Mouhamed Nabi Sila ak Abdou Thiam mi jàpp ci xarala gi yéen ñi ñu déglu tamit ñi leen di gërëm bu baax ci teewlu bi yoonu tool fii lay yem ñu leen di dig daje àllarba bi di ñëw. jërë ngeen jëf conseil économique social ak environnemental far na mujj doon mbirum Aminata dem na Aminata ñëw na ci gàttal taal tëb na Touré ñëw na yéen kaay ñu xëyandool yu ca bari xibaar boobee la ñu xëyee ci seen xëtu njëkk mu di Direct Info La Tribune La Sénégal Le Quotidien Enquête Rewmi Quotidien Source A Libération Vox Populi Témoin ba ci Sud Quotidien journal boo ci xool xëtamu njëkk fekk ca kanamuk Aminata Touré gi mbàggook Aminata Tall gi ubbi L'Observateur Mimi Touré premier ministre du Sénégal ba woon envoyé spécial bu président de la République léegi mooy njiital conseil économique social ak environnemental wuutu na fa Aminata Tall président Macky Sall yéenekaay bi nañu moo fa jaar démb laata muy dem Paris la France moo defub décret dàq Aminata Tall defub décret fal Aminata Touré ca conseil économique social ak environnemental L'Observateur nañu waaye ñooñu Aminata Tall bi ñu yëgee ne wàcce nañu seen mbokk mi dañoo mer bay futtu Vox Populi mel ne ku naan ñu futt ak toja ci yam président Macky Sall tëbal na Aminata Tall fal na Mimi Touré enquête dina kay nañu retour aux
d'affaires Mimi Touré bokkaat na léegi ci langook fa ñuy doxalee réew mi conseil économique social ak environnemental gi ñu ko dénk mu di institution boo xam ne enquête dina kay mi ngi ñuy xamal ne liggéey bu rëy moo ngi ko fay xaar ndax conseil économique social ak environnemental mooy institution bu amul benn code ci réew mi faaw Mimi Touré da koy tegaat fa mu war a nekk ñii jàppal tànk Aminata Tall nag journal bi nañu ba ñu yégée ne Macky Sall wàcc na Aminata Tall doonatul présidente conseil économique social ak environnemental li ñu def ci seen xel jàpp ko moo di Macky Sall da leen a wor ba moo waral suba woote nañu am ndaje mu mag ca Jurbel ngir ñaxtu ko La Tribune nañu Mimi Touré mi réeroon ci mbooy gi Macky Sall delloosi na ko Aminata Touré ñëwaat na ak doole Le Quotidien nañu Mimi Touré envoyé spécial ca conseil économique social ak environnemental Direct Info mel ne ku naan ñu ndax yàlla dafa jot de enfin Mimi mooy li journal bi bind ci xët bu njëkk yéenekaay bi boole ko ki kàddu yu mu nangoo ci présidente bu conseil économique social ak environnemental mu di Aminata Touré muy wax ne mi ngi dellu di biral yéene ji mu am ngir matal li ñu koy doyee ci li ko président Macky Sall dénk féddali na fa engagement ak loyauté le témoigne nañu wax jàngook moom Aminata Touré li ko président Macky Sall fal tey da ko faye li ko may mooy jàpp te bàyyi Aminata Touré mi Macky Sall jënde Aminata Tall bokk na ci militant yi APR yu njëkk engagement ak fidélité am du lu kenn di laam-laameeti ci réew mi Aminata Tall mi Macky Sall buubal ay dëbësam ak i kalma njangaanam jële ko ca conseil économique social ak environnemental réew mi quotidien nee nañu ko amoonuk seetlu war a xam ne Macky Sall dana dàq Aminata Tall ndax Aminata Tall dafa demoon ba amalatuloon Macky Sall benn njariñ bawal géemu dëkk tekki yu fa lu bari ci wàllu politique yéenekaay bi nañu li koy firndeel moo di toroxal gi ñu leen toroxal ca diiwaan ba ci wote présidentielle 2019 yi Aminata Tall mel ne ku faalewul waa bawal ku leen kippewul ku leen tegul fenn bañ na ko sax ba ci bésub élection présidentielle yi mu di 24 février Aminata Tall mi ngi woon Dakaaru ca Yoff la woote ba mu demee ba 5 heures jot ci lay soog a gontu dem njaareem ne dafay feete ji victoire président Macky Sall ci wote it yéenekaay bi nee nañu ñoo ngi koy waxal ne moom Aminata Tall dafa bàyyi ba ñu samp comité électoral bu Benno Bokk Yaakaar ca njaareem moom mu wëlbatiku taxawal bosu boppam réew mi quotidien nañu am na ñu leen wax ne bi njiitu réew mi Macky Sall bëggee tàggu ak Aminata Tall yàgg na da doon xaar bés bu rafet ngir séddoog moomub yóbbal poste premier ministre amatul ci réewum Sénégal Sud Quotidien nañu léegi leer na nañ wér na péng Macky Sall tëj na wax ji promulgué na démb loi bii jële premier ministre ci réew mi Les Échos nañu Boun Abdallah Dionne ma newoon ci primature jóge na fa ma nga jëm léegi ca palais de la République la Sénégal nañu tey la fay sanc démb ak bërki démb tali bi rey na ba doyal yëral xët mu njëkk L'Observateur accident bu miti moo am ca Kaolack benn camion moo fa mbëkkante ak benn minicar ba juróom-ñetti doomi aadama faatu ci ca ñooñee ca faatu L'Observateur mi ngi ñuy xamal ne chauffeur bi doon dawal camion bi ca la bokk chauffeur bi doon dawal minicar bi ci la bokk Vox Populi nañu accident bi mi ngi amee ci yoon wi dox ci diggante Kaolack ak Nioro juróomi nit yi ñoo faatu ci saasi yeneen ñetti nit ñi l'hôpital la ñu faatoo am na ci it ñaar fukki blessé ak ñaar Sud Quotidien nañu yëf yaa ngi bëgg a jéggi dayo ndax ci diirub ñaari fan ci diggante Nioro Fatick ak Ndakaaru fukki doomi aadama ak ñaar faatu nañu ci accident juróom fukk ak juróom-ñeent yeneen jële ci ay gaañu-gaañu réew mi quotidien nañu ginnaaw tali bi géej giit mi ngi jël wàllam ndax ci atum 2017 maanaam daaw jéeg 92 accident am nañu ci géej gi 141 personnes doxe fa réer mër ci géej gi ca Saara yàgg ca Kédougou fa la L'Observateur xëy tey ak reportage bu yaatu bu mu fa def ci gaskati or yi yeeg gëskati or yi L'Observateur ma fa dem ba gis leen mi ngi ñuy xamal ne seen bakkan mi ngi ci xott ndax la fay faatu bari na firnde li yéenekaay bi nañu bi at mi teroo ak léegi maanaam janvier ak léegi ñeenti doomi aadama faatu nañu fa ndax suuf si moo màbbu ci seen kaw L'Observateur nañu or la ñuy wër waaye bàmmeel la ñuy gën a gis